taal yàlla maire baykat bi moom il faut nga boole kooku alaaji quoi. ana ma. Mor Sarba maire Jaxaay. waaw mais dëggantaan. waaye il faut nga boole laa moom parce que yow moom waroo di toog weekend ba weekend di doog a di doog a bay. biir semaine bi. waaw man su ma amoon toolu. waaw non non toolu. bay mi moom aw wàccan. waaw bay mi. toolu wàccan. mooy. wala toolu gont tool boo xam ne su ma jógee fii. waaw. su ma joxee benn hectare sax baax na ma def ko xaal. waaw. xaal de alaaj yaa ngi bay lu ma bëgg. pastèque. alaaj. xaal alaaj fii nii Dakar am na fu ma bëgg a bay toolu pastèque nii de. alaaj boobaa nga bay lu ma bëgg. laa ilaha illallah. waaw aw ma ci sago. xaal. xaal rek laa ko baax. tey de bañ dalee am tës ba léegi. tës fi mel ni musul am. kon de xew du jaam. moom de loolu laa jàpp. déggee tësub altine daal. mooy lii nii. waaw man daal loolu laa jàpp. loolu laa jàpp de. Serigne Kane frère Bàcc Kane maam Kane moo décédé vendredi. Allahu akbar. ñu ko yàlla yow. enterrement bi Touba. suñu frère Maguette Ndiaye moom itam Maguette Ndiaye. waaw Malick waaw. frère ñoom Omar Ndiaye bi grand ko bi. moom it ci fajar gi. le corps baa ngi doog a yegsi. yegsi na. alhamdulilah tey lañ koy denc ci sëgu Pikine yi. macha allah ndeysaan. yàlla te yërmandeem. amiin aljana yi gën a kawe. amiin. suñu doyen tamit Babacar Touré. ndeysaan. Babacar Touré le président directeur général fondateur du groupe Sud Communication. waaw vraiment ki tax nag ñuy wax wàllum presse privée. fii ci Sénégal alaaji. moo fi jugee. nit koo xamante ne nii ku yàlla baax. une grosse perte. oui. ndeysaan. voilà. ku baax. li ma jàmbal jaañ wax rek. wallaay ñàkk ki ñaan ba dee. nee na ki mën ci ñin moo dem. wala. moom ku baax. kenn mënu ko wetti. ku baax. waaw jéem de. daal ko am yërmande uuf la bot. wallaay ndeysaan. waaw man de yoru kaarax ci doole. da ko yàlla xare ci àjjana. si neex naa seete lool. wallaay ndeysaan. lu xadaalul kenn. wallaahi. xoñu ñulul kenn. da ko patron de presse yëpp daal. gis nañ leen ñu def ay témoignages yu am solo. wallaahi. waaw kii day ñëpp a ko nangul. wallaahi. kii day vraiment seede yi ñu ko seedeel alaaji ci réew. ñëpp a ko nangul. tey Touré. waaw. ci réew. ñëpp a ko nangul. tey Touré. waaw. laata yàlla xare àjjana fi ndaw si. ñu fi jógee dem taal la de. kilifa alaaji kilifa dëgg dem. dëgg. wallaahi. en dehors de ay affaire presse ak yooyu. doon na am ay médiation yu waar yu mu doon def ci suuf. ci réew mi bitim réew. waaw laay ndeysaan. mun na ko yàlla xarit àjjana yu gën a kawe. amiin yaa rabbal aalamiin. waaw président directeur général bu groupe des médias Bougane Gueye Dany maa ngi lay nuyu. maa ngi lay sant bu baax Ahmed na ngeen def. sant yàlla alhamdulilah. Abdou Waye kilifa gu ñëpp ñu nekk ci plateau bi. waaw Abdou Waye kilifa gu mag goo xam ne tamit jot ngaa jaar sax ci groupe am daal dina fiy jugee Babacar Touré lan nga mënoon seede ci moom tey. maa ngi lay sant bu baax Ahmed BT ñi ko jege BT lañ ciy wax Babacar Touré. il faut tàmbalee ci seede rek am loo fàtte. patron de presse la woon kilifa la woon. boo gisee ñu jël ko jiitaloon ko ci CNRA te kenn waxul c'est parce que xam professionnalisme moo taxoon. donte moom dafa amoon groupe de presse comme ñun mais féete woon nañu position wu kilifa. ba biroon nañu ne du def lenn loo xam ne luy gàkkal liggéeyu journalisme la wala lu jëm ci wàllu réew mi. Ahmed waxuma la presse moo ñàkk du presse rek c'est le Sénégal qui a perdu un grand homme. C'est le Sénégal qui a perdu quelqu'un boo xam ne il a réussi sa mission sur terre. parce que lépp lu nit mun a wax ci Babacar Touré
muy fépp fu mu dégg lu xajam lu yàqu ci réew mi lu tas mu lijjanti ko lu yàqu mu defar ko te ci loolu rek la nekk bi ñu mujjee wax maak moom je crois qu'il y a 10 jours parce que dama toog gëj ko dégg ma woo ko ni ko mais président dama la gëj a dégg dama la doon ziar mu ne ma dégguloo ma mais maa ngi lay suivre maa ngi xool bu baax li ngay def kon ñun ñàkk nañu Sénégal ñàkk na mais dama ne la jafe-jafe yu bari ci dëkk bi da doon jël téléphone am boobu lijjanti ko ba mu ne karaj ne kàcc du ko bàkkoo du ko damoo du ko def dans la presse te kenn du ko yëg ci domaine boo yaakaar nag kon Sénégal ku yëg ci domaine boo yaakaar nag kon Sénégal tey moo ñàkk presse ñàkk na certes mais Sénégal moom moo ñàkk nit ku baax nit ku woyof bi mu nekkee CNRA bari na ci loo xam ne ay nit jéem nañ ko wala jéemloo nañu ko mu ne man lépp loo xam ne luy gàttal ëllëg presse la kenn du ma ci tudd. wallaahi. je te dire gis nga ba ci Walfadjri bi ñu ko naree tëj. kilifa yu mag dañoo ñëw ci moom ne ko dañuy tëj Walfadjri mu ne leen bu ngeen tëjee Walfadjri sama lettre de démission ma tegal leen ko ci taabal ci. mu di nit koo xam ne bokk na ci nit ñu raar yoo xam ne kilifa noo day ci réew mi. da doon jël téléphone am bu amee ñetti diggam yu mu lay wax woola wax la ko ba noppi raccroché. kon magub dëgg la. mag la moo xam ne ñaw defar ak boole dong moo ko tax a jóg. bi ñu mujjee wax maa ngi raccroché ne ko président bul ma fàtte nag ma ñaanal mu ne ma buggaan yow yaa ñaanal sa bopp. kon bi ma déggee nouvelle bi démb. j'étais sous le choc. parce que mënu ma woon comprendre ki ma waxal il y a 10 jours. tey ñu woo ma annoncé nouvelle am. benn jarbaatam laa woo mooy ki mu nekkaloon nga paru Mamadou Gueye. ma ne ko dis-moi que li may dégg c'est pas vrai. mu ne ma effectivement loolu moom moo am. parce que xam nga moom dafa demoon nga paru foofu la doon nekk. foofu la doon noppaloo. te bu ma ko fa doon fekk fa laa koy fekk ci ranch bi ak xale yi sama doom yi ci lañ koy doon woowee. fa la ñuy dem nekk ci fas yi ci animaux yi di bëggal seen xol ñoom xale yi. donc nit la koo xam ne vraiment daal Sénégal ñàkk na. vraiment presse Sénégal ñàkk nañu. ñàkk nañu waaye yàlla nañu yàlla jox xolu muñ. yàlla na ko yàlla muñ loo waa groupe Sudcom. parce que nag bul fàtte ne moi mes débuts dans la presse comme jeune animateur et reporter maa ngi ko defee ci Sud Communication Sud FM Saint-Louis. voilà ko njëkk gisee je crois que c'était en 96 si je ne me trompe. booba ñu ngi lancé groupe Sud Communication ñoom Aïssatou Fall ak ñoom Mamadou Ndiaye. donc yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko suñu borom teeru ci aljana yi gën a kawe. di ko jaal presse bi di ko jaal njabootam surtout doomam Ndeye Fatou nga xam ne moom ci ñun la nekkoon doon liggéey à d'accord. di ko jaal ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci groupe Sudcom Abdoulaye Ndiaga Sylla ba ci suuf vraiment daal Ahmed Sénégal ñàkk nañu. ñàkk nañu nit ku am maanaa. ñàkk nañu nit ku mën a boole ay nit ci defar. ñàkk nañu nit koo xam ne pusoom la yoroon di lijjanti ak a ñaw lépp lu tasaaroo lu fàtteku ci Sénégal Babacar Touré yàlla na ko yàlla ubbil buntu aljana yi gën a kawe. amiin. jërëjëf. merci. nga koy jaale DG. merci président ñu ngi koy jaale bu baax. la koy jaale bu baax. amiin ya rabbal aalamiin. waaye nag xel rafet na ci seede nit bu génn àdduna moom ñu seede la seede yu rafet yi nag wax dëgg yàlla ku ne mën naa am jot yu rafet.
waaw. Babacar. teeru ci àjjana ji gën a kawe. waaw. ci at mi. Alaaji Mor Gueye benn sac cartable bu def nag ay papier terrain ak ñaari chéquier MCA banque képp koo xam ne gis na ko nag na woote ci 77 643 51 60 nee na neexal bu duun mi ngi lay xaar Ibrahima Ndongo moom daa réer le permis de conduire carte d'identité visite technique diggante HLM Grand Yoff ak Parcelles képp koo xam ne gis na ko na woote ci 77 650 10 33 Chimère te su tey ragal nga koo wax de waaye di nga ko wax. dina ko wax de. yaa ngi hésité rek de. Touba tës bi fi ñuy njëkk a dem Chimère Touba tës bi fi ñuy njëkk a dem. fi mu ne ko yaay suwaasiir. su tey bii dañ dem Touba ba pare dañ dem ci Ablaye Fall. yaa ngi atténué rek de. man moom te su tey jii moom alaaji te su tey jii day daf maa xawuma dépassé waaye daf maa dépassé. ba léegi ñu meewu boo tudd tës bi. kon de tës bi kéemtaan la. tës yi day. du tësum jàmm de. déedéet. tësum jàmm. jegewu ko de. tës yi day. tës bi rëy na. alaaji. ñu dem nag ca Touba am na fa am coow benn jàppal bàyyil boo xam ne nag nee nañu dox na ci diggante correspondant Vox Populi bi gis naa journal bi tey bind ko di El Modou Gueye ak nag nu mu tuddati ak Ablaye Fam ñi nga xam ne tam moom moo fa toogal nag Zik FM seen diggante yenn ci ay taalibe Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké ci ab njàngat yoo xam ne ñoom doon nañu ko def xëy na nag ñoom seenu gis-gis ak gis-gisu taalibe yi dafa wuute. waaw man nag mbir mi dafa ma xawoon a rëcc daal waaye liir naa ko ci réseaux sociaux yooyu Ablaye Fall maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji. waaw mais mbir mi moom est-ce que mën nañoo xam daal maanaam nan la demee. waaw mbir mi de simple na. comme noonu nga ko waxee noonu. comme émission boo xam ne dañ koy def fii. waaw tous les week-ends samedi. 16h 17h. ñu ciy faral di jàngat tey. ci xew-xew jamono. ba xew-xew jom mais xew-xew yi xew rek ci ay bés. di ci tànn yi gën a fës di ko waxtaanee. dafa tombé woon nag samedi bi passé. mu amoon xew-xew bi gënoon a fës ci xew-xew ay bés bi. gane gi nga xam ne wala nemmeeku bi nga xam ne waa LONASE ñëwoon nañ fi bu ñu nee LONASE nag mooy office national de. LONASE nag mooy office national de assainissement bu Sénégal te Lassana Gagny. LONASE jiite ko. ñëwoon fi doon saytu liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci biir Touba ci benn projet boo xam ne dañ ko jagleel Touba dëkk bi bu tedd bi pour benn projet dañ ko fi indi pour que désormais force yooyu ñuy bugg di yóbbu ci àll ba léegi dañ koy def léegi ay caniveaux dugal ko fa muy drainage des eaux usées mu nekk projet bu rëy 15 milliards. de francs CFA état Sénégal ak BOAD muy projet international ci xalaatu ak initiative bu Bassirou Mbacké Abdou Khadre moom mi nga xam ne mooy porte-parole bi ñu dooroon ko ca 2017 lancement bi nag des travaux ñu defoon ko le 24 septembre 2018 lu bëri nag dox na ci diggante bi ba projet bi di dem ba tey suñu journée lay tey ñu naan léegi mu pare ci wàllu woowu boo ñëwoon nag ñëw saytu ci ko bi ñu ñëwee saytu ko ba pare dem sëñ Bassirou Mbacké Abdou Khadre dalal leen am nag lu mu doon leeralaat. voilà leeral boobu nag moom moo indi coow li amet loolu nag foofu la mbir mi ne parce que dafa am nu mu waxee am nu ko nit ñi déggee. am ñoo xam ne dañ ko déggee premier degré am ñoo xam ne dañoo gën a gasaat da la xóotal
déggee ko mu am ñu ko mën a déggee second degré loolu nit ñi luy loolu lan la qu'est-ce que ça veut dire xam nga premier degré bi mooy dafa nee rek dafay mel ni bu waxee ba pare dafay mel ni boo dégloo vidéo bi dafay naan yéen a ngi indi projet ci biir Touba xaalis bi yëgut man yëguma commune bi yëgut waaw loolu moom mooy compréhension premier degré bi alors que ci biir boo gasaatee dégluwaat vidéo bi bu baax a baax da ngay gis ne c'est parce que leneen moo tax muy wax mooy dafay dindi tuuma ndax projet bi mu ñëwee ci commencement ba bañ koy créé ci coobare boppam wax dëgg fa yàlla ndax na moom moo ñaan xalaat dox ci wax ci ba projet bi sotti taxaw waaye nag bi ñu demee war a tàmbali liggéey bi nag foofu la mbir mi ne nee na nag foofu la ne yëguma nag foofu yëguma commune bi yëgut service bi yëgut te projet bi sax dañ koo tëggaat ndax ca commencement ba waa Daaru Minam tàcce boobu bokk doon ci projet bi léegi bokk na ci kon moom tànn ko te projet bi boo ko xoolee amet fi tuyau bi jaar parce que 1500 ménages 1500 buntu kër la war a servir pour le moment mooy première phase bi 1500 yooyu fi tuyau bi jaar quartier yooyu boo ko xoolee quartier waajuru góoru Sëriñ Bassirou Mbacké Abdou Khadre la mooy ay Guédé la jaar boo xoolee tuuti Daaru Khoudoss Guédé Soura jëm ci kaw loolu nag xam nga bu amee te moom yëgul tinut bokkul te ba ñuy tànn quartier buñ demee ba ca fin ba xam nga mentalité sénégalais rawatina fii ci dëkk bii ñuy tëdd ñuy dund dañuy mel ni moom moo faxas jëmale côté dafay taxas jëmale côté waaw tuuma boobu nag lay dindi ndax moom yëgut biñ koy defaat fa fekke na sosu projet bi waaye fekkewut yëgul tinul ci bu ñuy exécuter travaux yi donc état bi ñuy dellu siwaat pour tàmbali liggéey bi waaw ñoom lañ soppiwaat nag tëggaat projet bi tànn seen quartier yu leen neex mais quartier yooyu ñu tànn nag xam nga rek tombé waral ay gaaf waaw wala waale ci nag quartier yi nga xam ne moom ay waajuram bu tedd ba moo ko sos muy xam nga Guédé bu ko dégg xam ne sëñ Bassirou Abdou Khadre sëñ Abdou Khadre moo ko sos ay Soura jëm kaw noonu te foofu la projet bi ëppee doole Daaru Marnaan amul xam nga Madiana amul yeneen quartier yi amul Daaru Minam wax naa la ko biñ tëggee projet bu njëkk ba bokk ci woon te projet bii léegi da cee bokk te kon dafa mel ni dañuy neexal xalif bu bees bi fi nekk ndax ca jamono bokk ci woon te moom ba ñuy tànnaat xalif kii bi projet bi bu quartier yu mujj yi ci Daaru Minam bokk ci xalif bi yëgul te loolu day ëllëg bi dañu naan kii la daal dañu faxas jëmale seen côté dañoo seetlu daal jëfu bukki lañ ko def bii njuur bii bii nduur bii bukki bii sàmba waaw alors que demeewul noonu état bi moom moo ñëwaat ànd ak ñeneen duñ ci dugg nag ànd ak ñeneen ñoo xam ne peut-être ci yeneen intérêt ñoo sosuwaat ci biir léegi tànn quartier yooyu ba loolu am ci muy incompréhension boobu mooy jax-jaxu xel boobu nga xam ne Sénégal yi da koy am ndax noonu la Sénégal yi di dundee projet bi daal dugg na Touba gis nga ko jël na ko féetale ko boppam. léegi Ablaye. oui. Ablaye. oui. maanaam daal kon ci kaw gàttal. waaw. dafa am ay quartiers yoo xam ni. lu mel ni Soura googu Guédé ay Bagdad nga xam ni sëñ Abdou Khadre. bu ñu neexee bu doon ci waxinu saayir dañ naan daal maanaam quartier yooyu mu sos. bu fa projet bi léegi jaaree. ak Daaru Minam fi nga xam ne fa la actuel xalif bi. nekk bu fa jaaree te jaarul ci yeneen yi itam ñenn ñi yaakaar ne. danoo taxas feeti genn wet. maanaam léegi nag sëñ Bass Abdou Khadre loolu la doon xamal DG wu ONAS ne ko. waaw yéen def ngeen seen projet xalif bi yëguma député yëgul maire yëgul. kon maanaam ci kaw gàttal ñu ni yëgunu tinunu. waaw. dëgg la wala dëgg. dëgg la effectivement. kon ña nga xam ne dañuy xalaat ne maanaam ñoom sëñ Bass ñoo ne ca ginnaaw projet ba. waaw sëñ Bass leeral na ko ci biir kàddoom ne leen moom yëgul tinul. waaw te du noonu. effectivement loolu moo indi coow nag te compréhension boobu la ci nit ñi war a am. waaw te incompréhension boobu la ci nit ñi am malheureusement c'est ça. donc moo taxoon après approfondissement de nos recoupements xam nga rek gan gasaat ñun premier kii bi ñu doon def émission bi. premier degré compréhension premier degré lañ ci amoon. ndax xam nga rek ñu ñëwaatee coow li jóg xam nga bëri beaucoup d'eau a coulé sous les ponts lañ gën a approfondir gis ne daal noonu la demee comme li nga wax noonu la demee ñoom daal dindi tuuma moo taxoon sëñ bi di wax
ba mu waxee ba pare nag nopp yi ko dégg am na ni ñu ko déggee. xam nga rek. noonu lay demee. waaw kon nag maanaam ci kaw gàttal daal nit ñi daal nañ ko xamee noonu. nañ ko xamee noonu xam ne daal moom tuuma bi mu doon dindi. li taxoon muy wax ak Gagny Sakho ba waxee noonu. te loolu xam na nit ñi dañ ko xamewul Cheikh Bass. xam nga xamewuñ ko. muy wax bay tuumalaate wala muy wax bay gaañ doomu aadama. wax dëgg fa yàlla loolu moom mën nañu ko seedeel. déedéet sëñ Bass moom dëgg la ñuy wax nit ñi ne leen ñun ak Cheikh Bass amuñ benn problème. personnellement wax dëgg fa yàlla c'est mon ami man loolu moom je le réclame. leeral gi kay baax na ci kii femme fi mu nekk nii kay. voilà loolu la daal mais xam nga rek liggéey journaliste moom moo demee noonu. waaw daa doy waar ñun ñii chaque jour ñu dund loolu. léegi-léeg nga wax ab wax joo xamante ni nii maanaam nit ñi am feneen fu ñu ko lalee ba merale ca lool waaye jëlee fekk yàlla xam na ne yàkkan ko siqal day dara doxul seen diggante. waaye sëñ Bass moom képp ku ko xam kook borom kër gi képp ku ko xamit xam kook yow moomu sax ndax ñun yàgg na noo dem foofu te maanaam yow la ñuy àndal. waaw tarkalla waaw noonu nit ñi daal dañ ko xamee loolu daal genn xarma yàlla daal doxul daal dëgg fa yàlla suñu diggante ak sëñ Bass. sëñ Bass moom dana déggee fu ne lu ko naqari maara day taali ba mu des ci groupe des médias. waaw jërëjëf kon Ablaye Fam kon loolu jërëjëf waaye sëñ Bass day dëgg fa yàlla koo xam ku ne xam ne nekkul ne ku yëkkati ay kaddu la yoo xam ne day vexé que merloo ay doomu aadama na waaye nag heure wax dëgg aussi bu jotee itam dana ko wax de heure wax dëgg moom bu jotee moom sëñ Bass dana ko wax de te xam nga ne dëgg nag yenn saa yi aussi duy neex liñ naan kaani la waaw rawatina nag digganteem ak politique yi moom bu heure dëgg jotee moom dana koy wax ba màggal gu ne moom ñu gis léeg-léeg mu waxee noo xam ne léeg-léeg sax am ñoo xam ne sëñ Bass moom sa waay tey moom yi moom wax na leen seen bopp aduna noonu la te ñoom it nag ñun loolu lañ leen di doyee de teg nit ñi ci siraatal mustaqim war leen dëgg gëseem leen waaw loolu lay dëgg dégg nga jërëjëf waay Fam jërëjëf waay Ablaye Fam waaw taalibe moom nañ ànd ak dal rek waaw léeg-léeg na nga gis ñoo xam ne dañu xër lool waa jële waaw dañu xër lool te léeg-léeg tamit doo leen ci mere ndax xam naa nit koo xam ne moom daa yaakaar nit àdduna ak alaaxira kooku mu yaakaar àdduna ak alaaxira nga jàpp ko di ko jàqar beeg yooyu sa dara sa kaw nag moom waa di taali moom si li ñu nekk nii nii woo ko attaqué woon ku nekk moom waa di taali moom naa sa kaw ndax ci laa yaakaar dund du noonu doom du noonu yaa sa baay fii ngeen di jëlee li ngeen di dundee kon ko song ku nekk nga tey ko ci gàngoog leen waaw dégg nga si weer léegi testu tey bi ma yow kay tëj na ñaari tës da nga waroon dem trafic dem pub ñu ñëw teg tës bu garaaw la bàyyi li nga wax yow tës nga pare li nga fi teg dafa ko mën a weesu tës dafa ñëw waaw kon si tës bii de moo ko tegee alaaj tës bii moo ko tegee damay ragal dañ koy faf jugaale rek dañuy foofu jugoonu ba pare te après tabaski la ñuy dellu si waat loolu moom fi déedéet maa boo ko tegee duñu lekk beñe barki sëñ bi bu ma ko tegee damay ragal ni gars yi premier août ngeen ma fiy déggal wala 2 dégg nga wala 15 kan la non El Hadj kan la Aba waa léegi Aba gannaaw ba ma la nuyoo ba pare ñun dañoo war a dem séminaire alaaji waaw commune yëpp tànn nañ ba pare waaye dafa am ñoo xam ne Aba waaw mbaar ma lañ leen di wooyee ñoom Ibrahima Fall ñoom seen jili ñoom Pambay ak Pambaay ñoom Mandaw Cheikh Mbacke alaaji ay kilifa yoo xam ne ñii ñaari jabar ñii benn jabar ñu ne boo toogee ci télé bi del xam le ne ak rajo bi del xam ne ni séminaire lañ jëm séminaire tàggoo dañ leen di tàggoo daal dañ leen di tàggoo jabar ñoo la tàggoo waaw jabar duñ tàggoo de dañu tàggoo am benn jabar ñoo may tàggaloo waaw benn jabar ñooy tàggoo ñaari jabar yi fi dàq tàggoo Xaadim moom a njëkk a wax ne ma tàggool kon bu leen tàggoo comme chaque kilifa bu waxee génn dina informé njabootam ni leen maa ngi dem quelque part damaa rus alaaj waaye tey laa koy wax te dootul ñaar non du ma leen tàggool fenn yoon tàggool leen tàggool leen seen bopp tàggool leen Alaaji Mbay yéen noppi leen sunu séminaire bi nag tàggool leen moo njaay non dama démb Alaaji fa laa ne ba 21h pour ñu xool ñan la ñuy jël ci ñoom mais xoolal xam nga fan lañ daane conclusion bi mooy yow daal léegi del xam le ne daal maanaam ñun dañuy dem séminaire pour suñu dem bu damaa rus sax ay kilifa mag waaw man liste ba maa nga tàggul leen seen bopp daal dem leen ngeen tàggul seen bopp Cambérène laa bokk annexe Guédiawaye laa bokk
yow moomu sax yow xanaa xamoon dañ laa war a tàggul. man moom jarul tàggoo ma mën naa tàggoo sama bopp. man majeur et vacciné. Alaaji waaw séminaire ba ñu bëree bëri duñ ñëw loolu rek moom it. duñ ñëw. waa léegi man liste ba laa bëgg a xam sama tur ak ca wala. Mansour wax na dëgg duñ ñëw. séminaire. Mansour wax nga dëgg séminaire moom jarul tàggul moom séminaire moom day ñëw. papa yaa ngi may tànk su tànk xam lu neexuma. ah. yaa ngi may tànk xam lu. non liste bi li ñuy xoolaat lay nekk. mais dama man jarul tàggoo man. xanaa yéen seen séminaire bi ay góor kese la. man dinaa tàggoo sama non dafa am na ay jigéen am ay góor. ñoom moo ñu ay Cissé dinañ fa ñëw ak ñoom Birahim Seck forum civil. ak professeur Thioune. ay borom xam-xam waaw. maa ngi leen di tàggul ñun naan di tema économiste waaw. na leen tàggal ak député Omar Sy ak maître Guèye wax naa Nimzaat ay borom yi xam-xam alaaji dinañ ñëw mais bon ñee day moom waa mbaar ma day non man dama rus sax. bañ nekk xabaar ma la ñu tàggul rek. mbaa ma zeng la wala ñax. moo ma jaaxal zeng la. am ay bant gu tee. non ay weñ. moo ci leen mu taw de. dama ko doon taal. Alaaji bàyyi leen ak nawet bi. bu laaloon daray bant dinaa ko taal. man mbaa mu ay góor benn jabar dajaloo. xëpp essence taal rek. bàyyi leen ak alaaj ki ma ci gën a naqari. alaaj ki ma ci gën a naqari. waaw. mooy ma ndaw. waaw jëkkëru njaago su ma lay wax ne la. waaw turandoo yaay ja la takk. muy doomu nijaayam. waaw nijaayam di ko war a takkali jabar. moo jur aawaam. ñu tuddee ko ndeyam. amaat mi kooku moom. kooku condamné la. kooku te man daw ni ñu ko nawee woon mais léegi. sa waay wuy ma alaaji yow daal dee ko jàllale ci rajo bi. alaaji non alaaji mooy su mu jël sa ñooñu laa bëgg nii. waaw yow foo nee nii yow. non Mansour laay wax. waaw balaa ba dem mu bàyyi waxu taal mbaar. parce que dama doon tooñ benn pël Fuuta bu doon yoroon benn mbaar ne ko damay taal sa mbaar rek xëy benn jour bi mbaar mi yëpp tàkk ba ñëw mu ne ma yow fekk kenn koo xam ne xel may neexul mooy ñëw taal mbaar bi. ay wax taal mbaar. waaw loo xam ne day. Aba. waaw yàgg pël Fuuta ba doon jaay la akum mbaaram man góor benn jabar yi laa ne fu ma xamee mbaar bu ñuy fréquenté dinaa ko taal. billahi taal ko maa leen défier. taal ko fe ak ñoom doon jox seen mbaar ma. te li ma gën a métti Aba. waaw góor benn jabar tabaskeem valable. alaaj kooku débat la xaaral ma ñëw Aba. léegi wax ma foo ne nii wax ma foo ne. daal mbaaru góoru benn jabar yooyu man ma wax rek ci xibaaru dëkk bi fu mu toll nii nag tànk foire bari woon na lool jafe-jafe di leen wax rek ne na seen xel daal ndax benn accostage moo fa amoon ci ay oto tax na ba mu juróon jafe-jafe yu tar ci axe boobu la daanaka sax foire fa yi dafa bëri lool ay jafe-jafe waaye nag dégagé nañ ko gendarmerie ko def tax na ba trafic bi mu ngay reprendre ndànk dans l'autre sens aussi bu fekkee yoonu Yaraax yoonu autoroute bi moom autoroute Limamoulaye c'est saturé en ce moment daanaka sortie bi du côté du péage yi jëm fi nga xam moom mooy Padois jàpp Mariam nag foofu yëpp dafa xat ba jéggi dayoo waaye les hommes du commandant Ndoye ñu ngi foofu noonu police nga foofu la ngir gérer boobu la situation tax na ba mën nga progresser tranquille ba ci échangeur bu am te nag moom mbir mi xaw naa jafe pour ñu bàyyi ko fii bëgg a dem du côté de la cité de Diop gënoon naa jafe sax waaye fu mu toll nii police nga ngi am tuuti tam dans l'autre sens aussi ba fu bàyyi ko xam nga mën nga fi jaaree utali échangeur bu nekk foofu te échangeur bu nekk foofu ci boulangerie Kappa tax na ba da ngay jaaree service technique ak entrée bu maris foofu la aussi des complications sont à noter jëf autoroute Limamoulaye jëm Colobane oto yi takku nañu lool mais taxu ko métti lool mën nga fa jaaree aussi jël presque bu HLM yaa ngi longé mbir boobu la utali Colobane pas trop de soucis sur sa trajet l'âge. D'accord merci beaucoup merci. grand Amidou Ndongo nee na nga yërëm leen ñoom góoru benn jabar yi alaaj moo taala Ndiaye nate Sarr chef global logistique Ouest Foire waaw ñuy bëggee Soumer dañuy dem jot na ginnaaw dee mami sax bu concentré wu dañ koy wax xam naa ni nga ko tuddee ab gone goo xam ni jigéen la fukki at la benn waay boo xam ne maçon la waaye day ñëw ci kër gi di leen jàngal tam alxuraan dégg nga moo yegg ci kaw xam na noonu ba pare alaaji mbir mi fi mu amee moo doy waar ca Arabie Saoudite fi mu amee ca Arabie Saoudite moo doy waar ca Makka ñëpp ay sénégalais lañ ki ko def ak ki ñu ko def coow loo xam le ne nag fi mu nekk nii dégguma li nga wax de. déggoo ko kay loolu moo tax ma wax la li ma la wax. yàq na boppam de. coow li nag nee nañu bi xale bi amee juróom-ñetti at maanaam ñaari at yi yëpp waaja ca loolu la ne. allahu akbar. yaayu xale bu jigéen bi nag
bañ demee ba découvrir affaire bi ambassade ba na nooy la bëgg négocier affaire bi entre famille benn famille ñaar bañ ñu rey waaja Arabie Saoudite moom du Sénégal moom. bu ñu ko jàppee ci viol dañ koy rey. foofu question yaayu xale bi alaaji. audio yi ñu yónnee sax maanaam dañ noo wax ne nu pour l'instant nii moom buñ ko diffusé gum ak lu ni mel et cetera et cetera. dégg nga Babacar Touré journaliste bi moom Kéwoulo. Babacar Touré waaw moo ne ci dossier ba. ñu jokkoo ak yaay jéeg yooyu Babacar maa ngi lay nuyu. waaw aleykum salaam wa rahmatulah. maa ngi lay nuyu di la ziare waale mboolem auditeur Zik FM ñoo xam ne ñu ngi ci antenne bi tey di ñu déglu si waxtaan bi. Babacar Touré balaa ñoo commencé nag maa ngi lay jaale tamit sa turandoo le doyen Babacar Touré nekk kilifa tam ci ëttu tasu xabaar bi maa ngi la koy jaale bu baax a baax D-Média tam di la ko jaale. waaw di nangu jaal te di la ko jaal di ko jaal Sénégal yëpp di ko jaal mboolem presse bi di ko jaal li nga xam ne mooy njabootu boppam. parce que bu ñu nee njabootu Babacar Touré tey c'est toute la presse sénégalaise. ndaxte ñi fa jaar ñu formé leen dafa bari. tey wax dëgg yàlla nit ku baaxoon la nit koo xam ne bu laa biir la boo xam ne amul kenn xaar ma yàlla ci Sénégal yàlla na ko yàlla xare àjjana. amiin lañ koy ñaanal amiin Babacar léegi nag. yaa ngi bitim réew la xew tamit ca bitim réew ca Arabie Saoudite nekk lu doy waar benn xale boo xam ne jigéen la toll ci fukki at ñu ne benn waay yoo xam ne daal maanaam moo doon yegg ca kawam mbir ma amee ca Arabie Saoudite foofu ca Makka. ci yàlla. ngay jokkoo tam ak yaayu xale bu jigéen bi mu nekk lu doy waar est-ce que mën nga ñu expliquer mbir mi nan la demee lu xew. waaw li xew de mooy li doy waar li nga xam ne moom moo amee fële ca Arabie Saoudite. ci soxna la boo xam ne dafa dëkk ak i njabootam ca Makkatal Mukarrama yaay ji def na fa lu toll 20 at waaye yàlla dafa def ni dëkku arab yi bokkul comme dëkku yëpp maanaam boo fa daanoo ci li ñuy wax irrégularité bu yomb nga am ay këyit moo di jigéen ñooñu nga xam ne dañ leen di fekk léeg-léeg ci wetu jàkka ja Makka ñuy jaay léeg-léeg ay lekk wala ay produits sénégalais soxna si ci ñooñu la bokk def na bu daan dem liggéey day bàyyi njabootam ci ab kër bi mu dëkk mais kër googu mooy genre xam nga arab yi bu ñuy tabax seen kër dañuy def partie yoo xam ne jigéen ñi fa la ñuy féetee ak xale yu ndaw yi ak partie boo xam ne góor ñi fa la ñuy féetee léegi moom bu daan génn day bàyyi njabootam ak ñoo xam ne ay sénégalais lañ tamit ñuy jàngal doomam yi alxuraan ci biir boobu nag mbooloo moomu ñooñu ñi mu dëkkandool moo ci am benn góor boo xam ne nee na saa yu demee liggéey nekkee waa ji day jaar ci ginnaawam di siif doomam moom mas koon xam waa ji 2018 la commencé loolu ba fin 2019 masu koo xalaat mais gisoon na changement bu ndaw ci doomam bu jigéen nga xam ne intelligence am dafa xaw a wàññeeku bëggoon a jàng benn niveau étude am dese na ba pare am na ay kii yu ndaw daal mais musul xalaat loola jamono ji ñu génn mooy jamonoy confinement nga xam ne ñëpp dañuy tëju kenn du liggéey kenn dem sax dafa gën a nekk ak xale yi mais dafa seetlu ni xale bu jigéen bi suy fooleele ak magam bu góor xam nga la ngay xale yi ñuy xëccoo ay téléphone wala ay tablette naan maa koy yor ak maa koy yor la nit ci xeex mu gis ni ci góor ki day wax magam rakam bu jigéen naan ko ku bon nga li moo tax doo am jëkkër moom nag xamul lu tax mu di ko wax benn jour mu ne ko yow de da nga war a bàyyi sa jigéen bi nga wax ne doo am jëkkër ndax kii bu màggee yow yaa ko war a mayee ndax yaay frère am beneen jour encore mu ne mu déggaat mu dàppante ku góor ki naan ko soo ma joxulee damay wax yaay li la diw doon def loolu doon diw boobu doon ko def attirer attention wu yaay ji daal mu woo doomam bu jigéen ne ko dama bëgg nga waxtaan nga wax ma lan la la sa mag ji di wax ni lu bon nga lan la la sa mag ji di naan lu la diw doon def dina ko waxit noonu la ko xale bu jigéen di toogee jooy ak yaayam ne ko ma tuddee sama yaay sama xarit te jigéen nga may jigéen dañu war a waxtaan te doom ji tey mu ngi ci fukki at la ko xale bi toog mu ne ko boo fi nekkuloon diw daf ma doon def lii mu ne ko loolu kañ la commencé mu ne ko depuis telle date joxe date exacte mu nekk 2 ans noonu
noonu la ku jigéen ci tëm yi mu daal di waaxu dem ci ñi nga xam ne mooy dëkkandoom te waaj a nekk fa mu wax leen ko bon ñooñu li ñu bëggoon mooy ne na ñoo yëguñu ko woon xamuñu ko noonu mais ci biir ku jigéen ci def ay gëstoom xam ne nekk kii def lii doomam masoon na ko def Sénégal am xale bu jigéen boo xam ne 14 ans la am nekkoon jànk seen kër xale jigéenu séeréer noonu la def jaar ak moom ba ëmbal ko ñu porté woon nañu plainte mais famille yi fexe woon nañu ba plainte bi demul fenn noonu la xale bu góor bi jógee foofu dem Màkka léegi nag def na ko Màkka bon waxtu bii may wax ak yéen nekkatul ci kër gi parce que dafa dem ci benn ville boo xam ne mu ngi ci biir Màkka ne ci biir Arabie Saoudite mais sori na tuuti Màkka mu ñaan Dammam fa la nekk léegi famille bi yëg nañ ko soxna si jël doomam dem ci consulat bu Sénégal mu wax leen ko consulat ba lu ñu ko njëkk a wax mooy soxna si est-ce que xam nga ni li ngay wax dafa grave mu leen waaw xam naa ni li may wax dafa grave mais dama bëgg sama doom ñu taxawu ko ba yóbbu yëf yi ci yoon dina ko déedéet est-ce que xam nga ni fii attewu lii ngay wax siif attewu viol rey la mu ne leen man j'ai le devoir taxawu sama doom te yàlla tax ci noonu la ñu jàppante ñu ne ko léegi da ngay bàyyi ñun waa consulat ñu réfléchir ndax xam dinañ la ci gunge wala déet parce que li ñu koy njëkk a wax mooy comme sa doom la sa doom bu feebaroon wala biiram di métti yow yaa ko war a yóbbu hôpital lu tax yow waroo jóg nga yóbbu sa doom sa bopp hôpital te ñun ñu bañ cee bokk. dafa fekk Arabie Saoudite d'après liñ ci xam d'après en tout cas ñun gëstu yi ñu ci am parce que booba léegi nit ñu bare ñu ngi wax ak man soo amulee këyit mënoo faju soo amulee këyit am na démarche yoo xam ne mënoo ko fa def. donc du coup pour mu def démarche bii nga xam ne dafay tomber sur judiciaire il faut mu ànd ak waa consulat ba ñeneen duñ ko def boobu ak léegi nag ça fait plus de 2 semaines mu ngi def ay va-et-vient te Makka lay jógee Makka di leen wuy si consulat ba Jeddah la nekk presque mu ngi fay lu mat 15 000 francs CFA taxi di ñëw première fois bi ko consul bi recevoir nee na boole na ko ak ay nit yooyu ñoo war a dox bi mais pour ñu bindal ko sax plainte problème la ñun boobu lañ ko yëg ñu ne ensemble nañu xool ñooñu fi ñu mujje man sama bopp woo naa ay nit ci biir consulat ba ñu ne ma non ñoom dañuy xaar seen kilifa mooy consul bi mooy décider ci suite bi ñuy war a joxe parce que le problème est complexe naam war na gunge ndaw si ak doomam ci seen soxlawu justice pour ñu fajal leen mais war nañu bañ a tamit justice boobu daanu ci kaw doomu Sénégal par ñu war ko rey ba fekkee ne atte bi rey la parce que constitution Sénégal dafa interdire rey mais problème dafay daal di posé wu foofu la consul bi ne ku jigéen ci na ñibbi ci Sénégal mu ñëw porté fi plainte Sénégal mais bu fekkee ne ku jigéen ci ñëwul a Sénégal mu porté plainte te waa ji ne ñëwut wuyu si plainte bi bu boobaa bu yëpp yi demee ba mu dépassé 10 ans waa ji ne mën na ñëw Sénégal dara da ko ci fekk parce que dans ce cas dañuy dugg ci loo xam ne moom la ñuy wax en matière pénale délai bi dafay dépassé dootuñu ko mën a toppati léegi bu fekkee ne ñëwut normalement Sénégal dafa war a émettre mandat d'arrêt international pour mu doon jëli nit ki mais ku xalaat ni mandat d'arrêt Sénégal mën na ko émettre nit ñi topp ko rek da ngay nax sa bopp ndax Sénégal bu ñu dawee sax dugg biir Gambie sax mënuñu ko jëli à plus forte raison ku daw nekk Arabie Saoudite wala lenn ma di fàttali Sénégal masuta émettre benn mandat d'arrêt international contre benn doomi aadama fu mu nekk ci àddina bi ba ñu jàpp ko indi ko Sénégal masuta am donc képp ku def si ñaawteef nga daw génn Sénégal mooy Sénégal ñàkk nan la te boo toogee ba 10 ans yi passé dañuy dugg ci li ñuy wax prescription la seule fois bi Sénégal jëlee ay doomam bitim réew jëli leen mooy waa MFDC 1991 mu jëli leen Guinée-Bissau indi leen di jàpp leen mooy ñoom la di jamako sinon Sénégal masu ko def donc waa ji su wuy siwulee Sénégal il ne va jamais rendre compte léegi moo tax ndaw si et puis il y a ce qu'on appelle en matière en matière judiciaire comment on appelle le lieu de commission des faits parce que enquêteur non seulement enquêteur mais ki nga xam ne muy juge d'instruction bu fekkee ne dossier bi dem na instruction dafa war a mën a dem ci terrain bi def li ñuy wax reconstitution diw nan nga defoon fan nga taxawoon parce que
waa ji bu mu doon siif xale bi magam bu góor gis na ko bi ko magam bu góor boobu loolu moo tax magam bu góor bi di mën a wax rakkam ne da nga bon parce que fekkee naka biñ ko waa ji di ko siif daf leen bett waa ji menacé ko daf ngor ne ko boo ko waxee dama lay rey boobu ak léegi mag bu góor bu xale bi dañu ko wax parce que mag bu góor bi mu ngeen amoon 12 ans xale bu jigéen bi tey mu ngi am 10 ans mais bi mu commencé am 8 ans la ko waa ji commencé siif léegi situation boobu la ñu toll consulat ba bëgg ñu dégg wax jooju pour ñoom wax ji dañ ko war a fay keroog ñun dañ ci jógee ban ci wax démb ak tey lu bëri yëngu na parce que waxtu bii may wax ak yow waaw président association des sénégalais bu Makka nee na mu ngi jóg moom ànd ak ku jigéen ci ak xale bi ak benn waa consulat ba pour ñu yóbbu xale bi hôpital ñu dem ñu seeti ko mais ba léegi seen position mooy wax yi na fi yem loolu lañ bëgg mais au-delà du cas de cette dame là ak doomam waaw Sénégal naka la war a mën a taxawee ay doomam yu nekk bitim réew mooy wax ci saa yi ñu ko waxee ñu ne da ngeen di tappale da ngeen di politique dara politique nekku ci sénégalais dafa war a fonk doomu aadamaam bu nekk bitim réew loolu mooy wax ji. mais kii Babacar naam waaw mais lan moo tax ba waa ambassade ba ci boppam ñu bëgg nëppal xanaa waa ji càmmiñu yaayu xale bi la xanaa ay mbokk lañ. dégg nga la bu baax nga ne lan moo tax waa ambassade lan. bëgg ñu bàyyi lépp mu sedd xanaa waa ji mbokk ndaw si la. non du question ñoom li tax ambassade bëgg ñu bàyyi mu sedd. waaw dañuy gëm waxu charia bi ñu ciy wax moo leen ci déranger. sénégalais bëgg na dañuy dem àjjana. waaye ne yàlla wax ci li ñuy atte ci jullit bëggu ko. deuxième chose. mooy que ci la constitution sénégalaise dafa tere pour ñu dagg bopp pour ñu rey nit peine de mort amul. dëgg la. constitution sénégalaise dafa interdire peine de mort parce que man ñu bare ci ñu ma waxal surtout ci samay xarit ñu ne ma comment naka nga mën a accepter yow mi nga xam ne défenseur des droits de l'homme nga naka nga mën a accepter ñu appliquer peine de mort à un sénégalais. mais naka la ñu mën a accepter tamit ak sénégalais bu am 8 ans ñu di ko violé te dara bi ci génn. chaque jour ñu wax ko fi de. da ngay rey nit ba pare ñu ne droit de l'hommiste waaye léegi ki nga rey nag moom perte waaw maa ngi lay dégg waaw donc loolu mooy coow li du question mbokk mais waa consulat ba seen bopp ñoom ñoo bëgg yenn liggéey bopp en fait dañoo liggéeyu moom mooy wax ci parce que apporter wuñu ku jigéen kii benn assistance parce que mu ngi ñetti doomam fu mu nekk nii ñetti doom la yor ñetti xale indiluñu ko ndimbale indiluñu ko dara ci li nga xam ne am nañu ci fond Covid 19 te fu mu nekk nii mu ngi taxaw war a yóbbu sa xale bi hôpital pour ñu dem seeti ko ñett consulat ba mu ngi fexe ba jox ko mosuñu ko sax delloo paas bi nga xam ne mu ngi def bàyyi gee diggante Makka ak Jeddah pour ñëw seeti leen pour ñu dimbale ko ci wàllu doomam. d'accord kon Babacar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax merci beaucoup. jërëjëf Ahmed. merci. xam nga ambassade ba seen préoccupation lenn la. mooy rey bi. parce que da ngay seetlu ne sénégalais yi bari nañ ay sénégalais yoo xam ne dañuy nekk Arabie Saoudite ñu teg leen lu ñu naan peine maximale bi moom itam mën na leen te maanaam di leen rey. da ngay gis ni sénégalais yi fii seen mbokk yi fii à partir du Sénégal dañuy woote ñëw ci rajo bi di wax ne ambassade ba na intervenir pour xale bi ñëw tëdd penam Sénégal même bu dee à vie la. donc comme que ñun tamit fii ci suñu réew képp ku ñu tëj bitim réew da ngay sàkku ci ambassade ba fa toogal Sénégal mu intervenir ngir ndaw loolu ñu indi ko ci réew mi. kon ambassade ba mënul jouer benn rôle pour ñu tëj ab sénégalais foofu mais nag comme mënul jouer benn rôle pour ñu tëj ab sénégalais foofu parce que suñuy peine ak seeni peine peut-être yemul te peut-être bu doon dañu leen exécuter sax dañ bëgg ñu exécuter leen fii Sénégal seeni mbokk gis leen gis seen bàmmeel mais la mu war a def mooy du bàyyi soxna si mu ñëw di porter plainte ñu bàyyi waaj Arabie Saoudite am nañu moyen localiser waaji nañ ko xëcc ànd ak moom fii Sénégal ak ndaw si fii Sénégal porter ko plainte bu dee bëgg nañ ko jàppalu bokk defal ndànk mais nag ku def infraction ci dëkku jàmbur est-ce que tamit yenu la tamit indi leen noonu lay yombee kon xanaa ñoom mbay ak ñëw non moom kenn jàpp ko déggu leen la c'est ça que j'ai dit dama ne affaire ba comme que fu mu ne nii coow li jëb na ba mu yegg ca ambassade ba ak dugg na fii génn fii mais est-ce que ñooñu am nañ possibilité waxuma pouvoir de mais possibilité jël waaja ak yaayu xale ba ñoom ñëpp ñu jël leen romb frontières yi jël avion ñëw na cëpp ci réew mi pour ñu àtte leen. xam pour l'instant boo dégloo Babacar mi lu mu wax yoonu Arabie Saoudite yéegagul mbir mi maanaam plainte amagu ci dara amagu ci. kon Arabie Saoudite seen yoon ñoom seen justice yëgagul dara ci problème bi xale bu góor bi mi ngi continuer di vaquer à ses occupations ba dem beneen dëkk problème yi kay bokk léegi nag ci rajo moom
waaw mais yëgaguñ ko loolu la Babacar wax. fi technologie toll. dafa sensible loolu la Babacar wax donc moom ñaari choix nga koy tegal soit mu nangu ànd ak ambassade bi ñëw Sénégal soit ñu kalaame ko yoonu Arabie Saoudite. xam nga la moo tax mu sensible. ñun suñu ambassade bi fa ne. même bu dee dafa nekk ci ab dëkk boo xam ne charia moom moo fay dox. ñun suñu diplomate ya fa ne seen loi ñoom ci laïcité la ñuy dund. xam nga li ma la gis léegi nag lépp dafay dépendre ci yow lii nga wax nii par exemple waa Arabie Saoudite yëg nañu yëguñu benn ñaar ñoom seen dëkk seen loi ba ku nekk ci dëkku jàmbur da ngay wàccoo ak loi wu dëkk ba la mu santaane. parce que boo ñëwee Sénégal nga ne la valable Côte d'Ivoire dégg nga wala li valable ci réewu tubaab yi. def yaramu neen fóonante ci mbedd mi def bon nañ ñoom tubaab yi ñoom loolu garaawul su newu leen da ngay romb ci arrêt yi gis góor ak jigéen di fóonante di def lu leen neex loolu moom garaawul ñooñu de mais la valable foofu xëy na ñeen valableul fii nii ci suñu réew. foofu bu dee dañ ko fay autoriser fii dañ ko fiy tere wa ilaa ñu topp la pour nangam sangam mërs batati batata xam nga la gis nga. mais léegi nag loolu bu siwee foofu ñoom seen loi foofu noonu nga ko defee te dëkk bi dañ ne lii dañ ko fiy tere. ku ko fi def dañ lay rey mais est-ce que kooku kon léegi ñin suñu diplomate yi mën nañ koo yenu ak yaayu booy bi ñu ñëw fii ñu atte ko. parce que diplomate bi aussi. li nga xam ne dafa sensible diplomate bi. dafa tegu ci kaw ndoddam mu protéger sénégalais bu nekk. waaw ki tooñ ak ki ñu tooñ. waaw donc boo gisee li Babacar Touré di wax médiation loolu du médiation de. diplomatiquement moom dafa chargé pour protéger ñaar ñëpp. c'est ça. benn parce que ndaw si itam. ci wàllu accusation. ci biir enquête. ci biir enquête boo xamee Sénégalais yi. su daanoo Arabie Saoudite moom bu daanoo. mun na metti lool ci moom. non c'est que moom sax am na beneen côté bu mën a mettee ci moom même bu dee daanuwul. waaw même bu dee daanuwul. dañ ne ci clandestinité lay dund. amul kayit. c'est ça. comprendre nga Arabie Saoudite moom li la fa dugal génnewul fa de moom bokkul ak ay euro bi de nga xam ne boo fa duggee sa visa bu jeexee nga daw. et puis comme nee na waa ji mu ngi damam. bu ñu reconstituer fait yi dellu soit ci année yi bu ñu xamee année bi mu dem damam bu correspondre ak moom année moment yi mu wax c'est-à-dire bëri na lu ci nekk loo xam ni ambassade bi fu mu tollugum consulat bi. c'est du lourd de dafa diis ku ma xam la. consulat fu ne Moustapha Sall ku ma xam la. ku jàmbaar la ci ay démarches xam nga ku jàmbaar la ci ay bari na ñu ko fa jiitu te mu gën leen a jàmbaar mais ku parce que dafa yàgg fa la jàngee. nekk fa liggéey ci ambassade ba. donc ko xam diplomatie la. alaaji suñu jigéen ñi nga xam ne dañuy dem ci réewu naar yi. loolu jëloon nañ fi campagne yi ay temps boobu ña nga Médina. c'est ça ñu doon dem Dubaï Arabie Saoudite. dem naa man ba mu jógee alaaji képp ku ma téléphoné. ne ma suñ benn doom moo demoon doon liggéeyal naar. actuellement dañ koo tëj muy souffrir. li ma lay wax mooy dama naan la papa wala yaay yéen xanaa doo leen déglu rajo yi. mais pourquoi xale yi ñu leen di signer fii nii ay contrat alaaji ne la boo yeggee Arabie Saoudite wala Dubaï. wala Émirats dinañ la fay salaire u 1 million nangam sangam te yéen à chaque fois loolu moom mooy dellu si waat. nga dem amoo nationalité du dund ci clandestinité. léegi nattu nag bu wàccee sa kaw alaaji. yow nekkoo ci yoon yow balaa dara xew yow nekkoo ci légalité. ci illégalité ngay dund yow. te illégalité bu la loo aw dëkk jàppee ngay dund ci loo xam ne nekkul yoon mais yat wi day dal sa kaw. wala ci man dossier bii bu ma nekkoon journaliste man dossier bii bu ma ci nekkoon man di ko saytu. dinaa ci dem ak prudence lool. non ak du lool sax. man maay man su ma ko doon saytu nii. man maay gën a prudent Babacar Touré. c'est mais non c'est sensible mais nag prudence aussi alaaji prudence ne veut pas dire tamit joxe information. léegi nag nga koy joxe. non moo waxee prudence mooy. boo nekkee en distance nga nekk Sénégal. di def investigation. lépp ci téléphone kay amee communication. comprendre nga communication boo xam ne souvent ki lay wax. boo amee waaj benn partie bi rek ngay. non mais boo amee waaj mu ne la doo wax nag. ki nekk victime. waaw. c'est-à-dire moom ngay am. waaw non dama ne boo amee waaj laa wax mu ne du wax. waaj du mën a wax. waaw parce que moom lay fi tegu ci kaw. waaw non d'accord mais non déedéet defal ndànk mais am na foo xam ne bu fa tolloo ñuy wax ne benn version lañ déglu benn version yow mii nga xam ne dañ la wax am na foo xam ne boo fa tolloo tu es obligé alaaji
yow bu dee defoo. waa ji même bu waxul boo maîtriser foofu waa ji même bu waxul. mën naa am ko wax à son côté. parce que bépp Sénégalais bu nekk en Arabie Saoudite soit njàng moo la fa yóbbu woon. am na groupe étudiant bu la tënk. wala liggéey yóbbu woon fa am nga benn société bu la fa yóbbu parce que am nga kafil bu fekkee am nga papier. donc impérativement mënut a ñàkk koo xamante ni bi da ngay wax. non moom laa wax ndeyum bi liggéey lu tax du wax. mais est-ce que am nañu contact am. Paul Baoufou Touré. contact moom def na njombe parce que le fait góomoon le fait ñu tuumaal la viol rek def na njombe mais prudence bi mooy il faut. waaw. c'est que xam nga li ci metti dans toute l'histoire mooy impunité bi ci nar a am. xale bee nar a impunité bi ci nar a am. moom a metti man moo ma metti. dañ ci waxu diplomatie waxu yërmande ba. non mun na. comment bu leen ko xoolee mami bul xoolee impunité. non si impunité mu ngi ci. Mansour bu yoon defu liggéey muy pet alaaji. wax dëgg yàlla fukki at. ñu amee 8 ans ñu tàmbali si. allo allo Babacar. allo Babacar. waaye yaa ngi nekk nii en direct da ngaa bëgg a bokk si suñu waxtaan wi yaa ngi ñuy déglu waa ambassade bi est-ce que yaa ngi jokkoo ak ñoom. ambassadeur bi du ambassade mooy gérer loolu consulat. waaw consulat bi waaw consulat bu Jidda moo koy gérer mais nag bu dossier bi censuré dem ambassade bi koy gérer. waaw. consulat ba contacté naa leen minimum officiellement. je dois comprendre qu'un dossier bi ñuy gérer mënuñu ci prononcé wu. loolu mooy la version officielle. léegi li nga xam ne nag nekkul version officielle te ay nit nekk ci consulat ba wax ma. waaw. loolu mooy seen ñoom lu ñu bëgg mooy ñu lijjanti ko ñu maslaha ko parce que lii am na ba pare. ñoom seen correspondance ay déposé ndaw si dépôt plainte bi mu déposé si ñoom te ñoom ñu def ci seen cachet teg naa ci sama bët maa ngi ak moom. yenn conversation yoo xam ne ñu ngi koy def booy ak seen amicale des sénégalais bu nekk foofu Makka. te xale bu nekk fan bu nekk ban dëkk Babacar bu nekk Babacar. naam. association bu nekk ci ban dëkk Jidda wala Makka wala fan. seen association des sénégalais de l'Arabie Saoudite te Sagna géré ko te Sagna dirigé ko seeni conversation seeni échange maa ngi ak moom xam nga ñoom lan mooy seen problème. lan mooy seen problème mooy. nee nañu waxuñu problème bi amul waxuñu duñ ci def dinañ ci def dara dañu ne ñoom lu ñu bañ mooy lu tax médias yi jot ko ci sutura lañ ko def nit ko am sa jàngoro nga am sa doom bu nu siif pendant 2 semaines ngay dox pendant 4 mois nga di ko dund noppee ko pendant 2 semaines ngay va et vient ci nit yoo xam ne ñoo war a liggéey seen liggéey defuñu ko loolu amul benn tour maa ngi lay déglu Alaaji Mansour nga ne consul bi diplomate bu kii la yow yaa ko xam nga consul bi man xaw ma ko ingénieur rien de personnel ak consul bi. am naa moi aussi Babacar je n'ai rien de personnel ak Momas parce que ma ko xam depuis fa Cheikh Gueye nekk woon. à part ni yow amuñu benn relation personnelle. on se connaît même pas. man xamuma ko personnellement je n'ai rien de personnel ak moom. ak man même man. mais li ma xam mooy dans cette affaire là. dans cette affaire là il a manqué à son devoir. manquement à son devoir mooy lan. mooy on a le devoir d'assister l'assistance consulaire fait partie des droits fondamentaux de l'être humain c'est surtout bu soxee dëgg réewum ab sénégalais bu fekkee ni nit déjà waxuma la sax assistance consulaire mais en tant que être humain loolu moom mooy li charte bi tegu sama kaw man journaliste muy charte bi tegu si kaw en tant que citoyen bu nekk fu mu mënti nekk bu ñu ñëwee ñu porter à ta connaissance ay faits aussi graves qu'un viol automatiquement li nga war a def mooy tu dois y mettre un terme en informant les autorités judiciaires compétentes loolu la war a def. Babacar dimbali ma temps bi mi ngi ñuy xooj alaaji may ma dimbali ma temps bi mi ngi ñuy xooj Babacar alaaji nee na ma laaj alaaji dimbali ma laaj bu mujj bi Babacar dimbali ma rek temps bi daf ñuy xooj dañuy dem ci xar yi Babacar li ma la bëgg laaj mooy est-ce que ndaw si am na kayitu docteur bu koy certifier ni la fille dañu koo violé doomam dañu koo violé est-ce que am na docteur bu ko saytu wax maanaam ci waxu xale bi rek yemu ci xanaa. Mantoulaye. waaw. moom laa lay wax xam nga bu nekkee France wala nga nekk Amérique. wala muy Sénégal sax. bu nit ñëwee ne dama feebar lu ñu lay njëkk a laaj mooy est-ce que am nga xaalis wala nga fay. wala ku mel ni France kenn du la laaj dara dañ lay faj ba pare ñu doog la defal. koo xam ne dafa nekk victime de violence. parce que viol ak yooyu dañ koy mettre dans ci cadre violence. police mooy jël directement nit ki mu yóbbu ko ci médecin mu consulter ko mu constater ko defal certificat médical.
Arabie Saoudite mënuloo jógal sa bopp fekk nga nekk en situation irrégulière. Il faut dans ce cas leneen moo leen desee mooy ñu dem ci clinique privée te clinique privée yooyu il faut nga xam leen. moo tax ndaw si dans son cas. li mu def dafa njëkk dem consulat ba informer consulat ba ne leen lii mooy sama problème. donc li consulat bi war a def avant ñoo basé wu ci dara dañ ko war a jël accompagner ko dem ak moom hôpital. mooy dëgg. njëkk laa ngi noonu. vérifier yëpp ba pare suñu ko vérifier ba ñu am certificat médical bu leen certifié ni violé nañ ko wala. ak kañ nañ ko violé. ñu toog ak ndaw si trouver solution bu boobaa bu ñu ko newoon sax nañu masla wala nañu xool nuñ ko defaree ñu mën a wax. c'est vrai mais automatiquement li ñu ko njëkk a def mooy dañ ko rejeté dañ ko ne est-ce que bu dee bu mu ne dama bëgg ngeen dimbali ma ngeen yóbbu ma ko hôpital ma wuti certificat médical dañ ko ne yow yaa jur sa doom te sa doom bu fekkee ne biiram mooy métti wala boppam mooy métti yaa ko war a yóbbu hôpital donc ne viens pas nous voir alors qu'elle sait pertinemment que en tant que sans-papier elle ne peut pas faire ces démarches là parce que waxtu bii may wax ak yéen am na benn góoru sénégalais boo xam ne mu ngi tëdd ci lalu entre la vie et la mort dafa feebar te mënuñu ko yóbbu hôpital parce que mënul dem te ñooñu mënuñu génn ñibbi si Sénégal parce que les frontières sont fermées. yaa ngi may dégg. ñooñu première opération boobu loolu dañ ko bañ a def mais gis nga mënutulaay naa tontuwaat sa question parce que neex na xam nga lu tax. gis nga ba ma génne leen coow bi ba àdduna bi dégg ko waxtu bii may wax ak yow. consul bi yónnee na kenn ak président association des sénégalais de l'Arabie Saoudite ak benn ku jigéen mun naa la wax délégation bi ñëpp ñu tudd mais soxalu ma lim si. jaru ko ak yaayu xale bi. jël nañu xale bi léegi il y a moins de 30 minutes ñu ngi dem ci benn hôpital boo xam ne consul bi moo leen ne nañ dem foofu. lan moo tax ñu ngi koy xooli semaine mënul def loolu. parce que kon Babacar ñu noon stand by foofu ba nga xam ne dem nañ ci hôpital ñu xool. xam lan la leen médecin di bindal viol am na wala amul domaine ñu revenir. Babacar kon merci beaucoup nañ la remercier. nañ ko teg foofu rek pour l'instant comme ñun amuñu lu ñu certifié ni viol am na rek. lan mooy problème bi sax boo bëggee dégg-dëgg ñun suñu corps diplomatique bi nekkul Arabie Saoudite kese coow lii xew Maroc li xewoon Milan li xew feneen ak feneen France moom waxaale mooy mbiram yeneen ak yeneen yow yenn saa yi da ngay dem ba ne ñun est-ce que am nañu ay diplomates yu nekk bitim réew. Sénégalais bu nekk bitim réew nga tooñ ak nga ñàkk a tooñ comme ni ko Alaaji waxee devoiru nos diplomates là. est-ce que war a protéger non seulement protéger de mais non protection sax balaa moo ñëw xam nga lan moo war a njëkk assistance. xam nga assistance ak protection am na benn différence. bu ndaw bu ci ne mais da ngay gis sénégalais yi nekk bitim réew problème mu passeport nga xam ni mooy li gën a dee li moodu wala faatu war a ñàkk di jàmbat. mais ay problème mu passeport ci boppam sax dañuy posé wu ba nga yaakaar ni ñin est-ce que ñin suñuy corps diplomate yi nekk ca bitim réew ña nga ca ñaata fan la wax fukki fan ak juróom ñuy tem tey suba ginnaaw suba mais gars yi xamoon nañ ne bis bu ñu waxee ci tës bii les diplomates saoudiens là les sénégalais danañ ci jóg mais bu ñu sañoon ca commencement ba dañu koy nëppal ndànk waxtaan entre famille te viol sax même bu nekkul Arabie Saoudite sax affaire viol moom ñin moom loolu suñ jikko la ñin Sénégal viol soo ko tëjee yaa koy yóbbul añ boo ko tëjee yaa koy jëli boo ko tëjee gis nga ay sàcc yëpp mën nañ koo wax ci yow mën nañ koo wax ci sénégalais mais viol moom fu ñu ko tuddee Sénégal la première réaction de la famille mooy gars yi nañ leen ko nëppal mu sedd nëppal mu sedd ci gone goo xam ne ay ñetti at xale buñ violé ku am ñetti at ku am ñeenti at ku am juróom-ñetti at loolu ñaata yoon la fi jàll ci tës famille bi dañ ne woon nañ ko nëppal yaay ji te gis nga yaay jooju di boole nii del xool après moo mbokki problème bi nga ciy jëlee mooy gën a métti yow boo bàyyi woon sa doom sànku mais ana seen papa pour lan dans tout ça seen papa en tout cas nañ ko stand by foofu rek dañ ci ñëw mani il faut ñu am lu ñuy certifié il y a 30 minutes parce que tës bi mu déparé ak léegi ëpp na 1 heure de temps ëpp na ko dinañ ne léegi dépassé na site internet bi démb ba léegi nii Babacar Touré bi mu ko defee en ligne xaaral ñun ñu ñëw jóg parce que xam nga fan lay mujjee ci rajo yi ak télé lay mujjee ñu ne ana consul ba ana nos autorités diplomatiques ana ñu lan lañ def defoo dara fukki fan ak juróom ba 30 minutes ci ginnaaw nga def benn délégation ngeen ne da ngeen yóbbu xale bi hôpital nañ xaar certificat te loolu doo ko weddi non waaw dañ ko xaar. nan may xaar en attendant demain incha allah. ana moom suñu corps diplomatique yi presque li leen gars yi di apprécier bitim réew dañ leen di compter suñu ambassadeurs yi ak suñu consul yi
seen njariñ bëriwul de. waaye yow xoolal Amérique yi. bëriwul dégg naa ndimbal gi ñu jox Sénégalais yi dañoo dem jël benn boutique fay ko fa. tey la ba Mouhamed Diaw envoyé denrée yi nga xam ne moom lañ leen jox. ndimbalu ko ñu ne $200 la. mais loolu dama la jox exemple rek. ci ñàkk farlu gi ñu nekkee. consulat boobu man dem naa fa def reportage ñëw siñ ko fang ba bi ñu ko relevé indi ko fi daf ni man maa ko suxlu ñu dax ko. amul njariñ kon man xam naa bu baax. suñuy coor yi amul joxe gi ñuy joxe consul Jidde ba fa nekkoon ay jamono. ma ñu ko daxee daf man maa tax ñu dax ko. dama ne ma ci ba léegi nii daf ma ci mere mais. bëriwuñu njariñ alaaji mais. suñu gars yi ñu doon mais damay ba pare ñoo xam ne yow dem bañ jël ay seeni jabar di leen fay weeru dee. di leen fay weeru dee loolu jàmm la. boulangerie Damas. suñu doom ji Seck. Seck jërëjëf ndekki li yegg si na waaw. salaamaaleykum. maaleykum salaam. kooku. sant yàlla. kooku. man la Boubacar Seydi. Boubacar. Seydi. célibataire la. Boubacar Seydi. Boubacar Seydi. Horizon sans frontière. allo. waaw Boubacar. déedéet ne ko kooku Babacar Seydou. ah Boubacar Seydou. Seydi. Boubacar Seydi. rakku professeur Seydi. waaw Boubacar Seydi. célibataire. waaw Boubacar Seydi. am nga jabar. waaw am naa jabar de. ñaata. am naa ñaar de. kenn du la may xar. yow kenn du la may xar. yow sa tabaski balaa mel. lu tax ma koy may. ko am ñaari xar kay am nga ñaari jabar am nga xar. yow sa tabaski wala am na. billahi maa la bëgg. doo ko may xar de kii doo ko may. Boubacar. waaw. Boubacar yow léegi lan nga bëggoon. allo. loo bëgg. ah. loo bëgg. allo. lan nga bëgg laax lan nga bëgg. man li ma bëgg. waaw. xanaa lu ñëpp di wër. mooy lan. mooy lan. allo. mooy lan. allo. waaw. Boubacar tey ngaa wax. Boubacar waxal li nga bëgg. Boubacar waxal li nga bëgg. xar laa bëgg far. xar ku am ñaari jabar kay xanaa xar nag warul laa. dëgg yàlla nag wante dëgg rek. moo ma jaaxal nag. ñun ñi jaaxal nañu Boubacar nag dëgg yàlla nag. moo jaaxal lépp. Boubacar. ñaari soxla. waay. mais amagum nga benn quand même am nga benn pour aaw bi. non amaguma dara sax. amaguma dara. da nga ne ñaar nga yor. yow nag Boubacar nag yow ah amaguma dara de yàlla ma timbi amaguma dara de. d'accord léegi. sunu xel yi ngay foowe. mani. waaw. waa léegi Zik FM kon may nañ la xar dégg nga. may nañ ma xar. waaw may nañ la xar waaw. ah alhamdulilah. yàlla kat dolli. waaw amiin Seydi. yàlla na leen yàlla suturaal. amiin Seydi fan nga dëkk. da ngay jublu oui allo. ma ne fan nga dëkk. ah. fan nga dëkk. man maa ngi Kër Massar. waaw kay Kër Massar waaw d'accord léegi Soumer dina la woo dégg nga. waaw d'accord ok merci beaucoup merci Boubacar merci. temps baa ñu xoj waaye konoon ñu waxtaan. allo. léegi Boubacar. Boubacar waaye yàlla na duggaat. dafa am lu mu ko fàtte woon a wax il faut mu duggaat. ñaari jabar kat waroo koo bàyyi noonu nag muy est-ce que duñ ko mën a tuuti pompiteer rek wala dolli ko benn ñeenti julli wala. soble wala. wala saf-safali. waaw ñaari jabar. waaw wool ma ko Soumer ngir yàlla wool ma ko Soumer ngir yàlla. allo Boubacar. allo Boubacar. oui. yow daal ñaari jabar nga yor te yorogoo benn xar benn bii rek nga amagum. waaw benn bii laa yoragul. léegi kon il faut nga wutaal beneen. waaw wala ma boole ko jox ñaar ñëpp rek. waay ëpp naa def mani. ah. waaye léegi Zik FM mayaan na la beneen xar. comme ñu ñaar. waaw muy ñaar xar waaw. alhamdulilah jërëjëf kenn du ñun jug naa. dégg nga. jërëjëf. ñaari xar. maa alaaj yëpp jug na alaaj jug na. bu ñu neexee. wuy ma ñoo ko def bu ñu neexee. léegi Boubacar. jug naa alaaj may ma jàll. yàlla na la yàlla fay. amiin Zik FM ngay ñaanal Zik FM Boubacar. amiin Boubacar. jërëjëf waaw. waaw léegi. ñoo ko def bu ñu neexee. léegi Soumer dina la woo pour wax la kañ ngay jël si ñaari xar yi dégg nga Cheikh Sarr dina dem si xar yi dégg nga. waaw d'accord inchallah. waaw mais ñaanalal Bougane Gueye Dany ñaanalal Bougane Gueye Dany. bu ñu neexee. ñaanalal Bougane Gueye Dany ñaanalal Bougane Gueye Dany.
ñoo ko may bu ñu neexee. ñaanalal Bougane Gueye Dany. bu ñu amiin ñaanal ko ñaanal Bougane Gueye Dany ñaanal ko man duma ci dara. ñaanal bu baax a baax. Maam Ngor loo man ren yàlla man déwén lu ko. jërëjëf. d'accord merci waay. kenn du yow. bu beneen fii nit dina fi sax di déglu beneen rajo bu dul yow ngay Maam Ngor mënta ne. beneen góor bu am ñaari jabar bu mu fi woote waat. jeex na woote si moo ñëw. Suneer Diop nag mbokk yi moo nekkoon ci xarala ji Ajaratu Mari Samb ak nag Mantulaay sama doom ji Alaaji Mansour Diop ñi ana kan la dendal setu ko tedd ki borom maa barrière or ba ci Médine bànnaar suñu bànni xoolee Serigne Ahmed Aïdara Karara monsieur le maire de la ville de Guédiawaye di leen jox ko dig daje suba incha allah